ba fii léegi flèche yàlla waaw. bañ créé AMP juróomu AMP depuis 2004 donc dañoo constaté que 10 ans après xamuñ yan xeetu jën ñoo nekk ci biir AMP yi en dehors de l'AMP du Bambung boo xam ne amoon nañ benn financement boo xam ne tubaab bi ñoo ko fi defoon benn suivi boo xam ne tubaab bi ñoo ñu ko mayoon pour fukki boo xam ne def na fukki at ba mu paree donc ñoom dañoo dem donc ñu constaté que ñun y a vraiment un gap. Donc en ce moment si lañ jël ñu xalaat ak les chercheurs ñu nekk université Cheikh Anta Diop université Saint-Louis ak université bu Ndar ak bu Ziguinchor mais également ak les gens qui sont au centre de recherche océanographique Dakar Thiaroye donc ba ñu waxtaanee bañ d'accord ñu mettre en place benn protocole un protocole de suivi protocole day permettre ñu xayma si dans tous les AMP du Sénégal yan xeetu jën ñoo fa nekk nan la ñuy évoluer dans le temps mais également est-ce que jën yi dañu ñëw si biir AMP yi pour jur wala dañu fi ñëw pour jàll wala dañu fi ñëw pour dund rek léegi si lañ defal benn programme xam ne dañ koy def un protocole boo xam ne dafa standardisé si AMP même au niveau de tous les AMP n'est-ce pas c'est le même protocole qu'on applique donc protocole boobu dañ koy def de manière saisonnière donc dañoo protocole suñ ko defee après day permettre ñu mën a évaluer l'efficacité de gestion de chaque aire protégée donc sur ça donc ñu mettre en place le protocole dafay concerner benn xayma boo xam ne chaque saison lañ koy def xaw ma saison lu ñu koy waxee ci wolof donc waaw chaque saison lañ koy def waaw ci jamono bu nekk dañ koy def ñu identifier ñeenti saison mooy période bi ñu nekk boo xam ne dafay sedd période boo xam ne dafay tàng ak ñaari période yoo xam ne ñooy mandarga buy sedd bi jeex ñu dugg ci tàngoor ak buy tàngoor di jeex ñu dugg ci sedd bi parce que dañoo constaté que jën yu nekk ci biir ndox yi dañu taamu température boo xam ne xeetu jën bu nekk dafa am préférence thermique donc bu conditions yi réunir rek moom dafay dem seeti leneen donc sur ça donc ñu établir un protocole donc sur tous les AMP ñu utiliser engins de pêche yoo xam ne moom lay pêcheurs locaux yi di utiliser donc sur ça donc bu ñu dem dañuy ànd ak pêcheurs locaux yi ñu ne leen ñun point bii lañ bëgg a napp point boobu nag dañ koy fixer bu ñu xasee ba napp benn point dañ koy géolocaliser avec un GPS ñu jël point bi denc ko comme ça bu ñu defee saison froide saison bu ci topp même point bi la ñuy ñëwaat donc comme AMP yi c'est des zones de conservation duñ def point yu bëri dañu identifier un certain nombre de points yoo xam ne c'est raisonnable yoo xam ne du am benn impact ci li ñu aar donc pour chaque AMP ñu identifier un certain nombre de points buñ paree buñ commencé activité dañu dem ci mun ñu napp suñu nappee ñu jël ko def ci gaal indi mu teer les scientifiques ak les techniciens ñëpp toog ñu ngi nii gis ngeen ñu ngi nii wër jën yi ñu koy tànn ñuy tànn xeetu jën par xeetu jën suñ tànnee xeetu jën par xeetu jën ba pare am nañ balance et am nañ benn règle xaw ma nu mu koy waxee ci wolof hectomètre la tudd en français donc daf may permettre ñu xayma taayu jën bi donc en fonction de cette taille là dañu xam ndax jën bii xale la wala mag la mais également suñu paree également danañ ko xool biir bi ndax xam jën bii jën bu góor la wala jigéen la est-ce que jën bu nen ba pare la jën buy waaja nen la jën bu commencé préparer pour nen wala jën boo xam ne matagul donc moom ngeen gis nii donc loolu yëpp daf ñuy permettre ñu xam vraiment importance site bu ñu évaluer bu ñu diagnostiquer léegi bañ defee loolu ba pare donc après ñetti at ñu ne nag taxaw jot na ñu seet xool lu ñu doon def yëpp lan la jur donc moom laa leen di présenter nii donc dama leen présenter AMP bu nekk ñaata xeetu jën lañ fa gis ak xeetu jën yëpp est-ce que ñoom ñoo bokk même groupe même famille ñoom ñoo bokk même par exemple ñu ne famille Jànqa donc ñu ne famille Sow famille Diallo famille Ba ñu xool ndax est-ce que façon espèce yu ñu nekk est-ce que ñaata famille lañ bokk donc fii Saint-Louis lañ commencé en 2015 bañ njëkkee xayma AMP bu Saint-Louis dañ faa gis juróom-ñett fukk ak juróom-ñeentu xeetu jën yoo xam ne bokk nañ ci fanweer ak juróom-ñett famille ñu defaat la même chose en 2016 également ci AMP bu Saint-Louis ñu constaté que cette fois-ci fanweer ak benn xeetu jën lañ fa gis
fekk fa ñoom ñu dajaloo si ñaar fukk ak juróomu famille. En 2017 dañoo am ay quelques problèmes techniques moo tax defuñ ko Saint-Louis mais boo xoolee da ngay yaakaar ne xeetu jën yi dañu wàññeeku parce que am nga fee juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent fee nga am fanweer ak benn automatiquement soo xamul nu muy demee rek da nga naan ah yéen ñii kat seen affaire ñu ngi wàññeeku mais soo boolee lépp nga boolee li nga xeetu jën yu nga am 2015 ak xeetu jën yu nga am 2016 da ngay constaté que dafa yokk ñu ngi am juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett xeetu jën. kon donc jàpp leen ne affaire bi wàññeekuwul mais dafa yokk ñu xoolaat encore boo xoolee ci famille yu ñu bokk éval mu nekk ñeent fukk ak juróom te boo xoolee fee fanweer ak juróom-ñett nga amoon fii nga am ñaar fukk ak juróom donc da ngeen d'accord ak man que la diversité spécifique wàññeekul mais dafa yokk kon donc AMP Saint-Louis mu ngi ñu permettre pour le moment fu ñu toll nii entre 2015 noonu dëppaatal entre 2015 2016 donc mu ngi ñu jàppale ñu aar presque ñaar fukki téeméeri xeetu jën ñu ngi koy aar foofu te xeetu jën yooyu yëpp moo nekk jën yoo xam ne moom la ñu gën a napp ci Sénégal ñoom yaabooy ñoom jay ak ñoom ton yi ñu ñëw ci AMP Kayar également gis ngeen même chose donc 2015 am nañ juróom-ñeent fukk xeetu jën 2016 am nañ juróom-benn fukk ak juróom-benn 2017 ñu am juróom fukk ak ñeent wax naa leen tout à l'heure bu leen jàpp ne dafay yokk parce que soo leen xoolee suñ boolee xeetu jën yëpp dañu am téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn gis ngeen nu mu amee importance donc à chaque fois da ngay jàpp ne su doon def ma figure yéenee da ngeen jàpp ne ñii de kat seen affaire bi nga wàññeeku dafa mel ni AMP amul njëriñ te soo ko boolee da nga xam ne à chaque fois dafa am xeetu jën yoo xam ne yu bees yu ngay gis yoo xam ne daal doon gis donc mooy montrer que vraiment lu ñu def mu ngi mel ni luy am njëriñ. également bu ñu defee enquête récemment def nañ sur le terrain ñuy laaj pêcheurs yi ñoom ñëpp dañoo d'accord ne AMP yi mu ngi tax ñoom jën bi di dellu si parce que am na benn année boo xam ne jàpp nañ ngot Joal donc anecdote bu may raconter la donc bañ ko gisee pêcheurs yi ñoom dañoo tiit ñu ne ñoom toog nañ ñaar fukki at boo xam ne gisuñ jën bu mel nii te donc ñu def benn expérimentation AMP bi rek gis ko loolu mooy montrer que vraiment AMP yi am na njëriñ. war ngeen see jàpp également pour ñu gën leen dooleel donc ñu def ko également si yeneen AMP yu nekk Petite Côte maa ngi woon si Grande Côte instant yi ñëw naa si Petite Côte ñu xool également lan moo am foofu ñu xool AMP bu nekk Joal Fadiouth am nañ fa téeméer ak fukk si en 2015 2016 ñu am juróom-ñett fukk 2017 ñu am juróom-benn fukk ak juróom-ñett nga boole leen ñoom ñëpp parce que boo doon su doon da ngay def somme da ngay jël 100 plus da ngay jël téeméer ak fukk plus juróom-ñeent fukk dafay jox plus de ñaari téeméer du noonu parce que xeetu jën bi mënu ko gis année bi te gisaat ko année bi soo gisee mu yokk la parce que am na xeetu jën yoo xam ne gis nga ko année bi gisoo ko woon fii mu feeñ fee te feeñul fii moo tax nga am téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaari xeetu jën yoo xam ne dañoo làqu si juróom-benn fukk ak juróom-benn famille. ñu xoolal également AMP Sangomar boo xam ne ñu ngi ko créé en 2014 mais les activités ñu ngi ko commencé en 2016 boobu également su ngeen xoolee 2015 amul dara parce que commencé guñu woon foofu di ko saytu mais buñ commencé saytu état de référence bu ñu def 2016 dañoo constaté que am nañ fa juróom-ñaar fukk ak benn xeetu jën yoo xam ne dañoo dajaloo si fanweer ak juróom-ñetti famille. ñu xoolaat 2017 on a juróom fukk ak juróom-ñeent yoo xam ne dañoo dajaloo si fanweer ak ñaar bañ leen boole ñoom ñëpp ñu ngi am si juróom-ñett fukk ak ñeent donc à chaque fois yéen ñëpp da ngeen d'accord ak man que xeetu jën yi day yokk mais wàññeekuwul. bañ jógee si AMP ñu dem si AMP yoo xam ne si biir dëkk yi la ñu si continental si des aires protégées continentales donc mu nekk dans le Sine Saloum mu nekk AMP bu Gandoul ak AMP bu Bambung. donc damay préciser que AMP bu Bambung créé nañ ko presque 10 ans après balaa ñuy créer AMP Gandoul bañ saytoo AMP Gandoul ñu constaté que 2015 am nañ fa juróom fukk ak juróom-ñaar 2016 juróom-benn fukk 2017 am nañ fa ñeent fukk ak ñeent bu ñu leen boolee yooyu yëpp ñu am ñaata juróom-ñeent fukk ak benn xeetu jën yoo xam ne dañoo bokk ci juróom fukk ak benn famille. ñu dem ci AMP Bambung damay préciser que pendant 10 ans de suivi donc yoo xam ne waa IRD ñoo ko defoon ñoom gisoon nañ fa juróom-ñaar fukk ak ñeent xeetu jën ñoom 10 ans fukki at lañ def lii
ñun nag ñun ñetti at rek lañ defagum bañ ko defee si globalement am nañ juróom-ñaar fukk ak benn xeetu jën si ñetti at nga xam ne kon instant bi ak ñoom lu ñu amoon suñ leen boolee dinañ am presque lu mat ñaar fukki xeetu jën boolee gum la nag léegi bañ jógee foofu ñu dem si yu nekk AMP bu nekk Casamance Abéné ñu tuddee ko AMP Abéné boobu tamit bu ñu xoolee 2015 am nañ fa juróom fukk ak juróom 2016 juróom fukk ak ñeent 2017 ñeent fukk ak juróom-ñaar bu ñu leen boolee ñoom ñëpp ñu jox ñu juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar xeetu jën yoo xam ne bokk nañ si ñeent fukk ak ñett yu ay famille mais également ñu dem si les réserves naturelles communautaires yoo xam ne ay AMP yu ndaw lañ yoo xam ne seen espace aquatique bi dafa faible donc boo xoolee également bu saumon bi 2015 am nañ ñaata fanweer ak juróom-ñett 2016 am nañ ñaar fukk ak ñett et 2017 am nañ fanweer ak ñett donc suñu leen boole mu nekk juróom fukk ak ñett ñu xoolaat également pour palmarin ñu am fanweer ak juróom ñaar fukk ak juróom ak ñaar fukk ñu boole mu nekk ñeent fukk ak juróom-ñaar yoo xam ne bokk nañ si fanweeru fanweeru famille donc lii mooy photographie n'est-ce pas de la diversité spécifique du réseau d'aires marines protégées soo leen ko xoolee day mel ni radar daf leen jox benn idée sur la contribution de chaque AMP n'est-ce pas pardon donc day nekk la contribution de chaque AMP n'est-ce pas en termes de richesse spécifique dans le réseau d'aires marines protégées boo xoolee da nga xool ne Joal moo xëcc yëpp ñëw indee si côté parce que am nañ fa téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaari espèces ñu tegu si AMP bu Kayar mu am téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn AMP également bu Saint-Louis ñoom am juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett AMP Sangomar également ñoo am juróom-ñett fukk ak ñeent yu gën a ndaw donc nombre d'espèces yu gën a ndaw ñu leen gis si réserve naturelle parce que yooyu vraiment c'est des zones yoo xam ne jën yi dañ fay ñëw pour lekk génnaat jur génnaat donc duñ fa toog alors que yii nii c'est des zones yoo xam ne c'est des zones de nourriture de nourricerie espèces dañu fay ñëw en même temps dañ fay ñëw pour lekk di fa jur mais également di fa toog parce que les conditions vraiment sont réunies donc bu ñu xaymaa loolu yëpp ñu xool année ñetti at yëpp 2015 2016 2017 ñu ne waa réseau AMP bi yëpp suñ defee totalité espèces yëpp ñaati espèces lañ am ñun 2015 am nañ ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom 2016 ñu am téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett 2016 ñu am téeméer ak juróom-benn fukk donc suñu leen boole ñoom ñëpp waxoon naa sànq da nga yaakaar ne day mel ne une pente descendante alors que c'est une pente ascendante contrairement lañu gis on constate que am nañ ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomu xeetu jën yu nekk foofu xeetu jën ak coquillage ak les mollusques ak les céphalopodes donc bu ñu defee résumé bi pour tëj ko vraiment pour bañ a guddal réseau AMP bu Sénégal am nañ fa téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomu xeetu jën léegi juróom-ñaar ñoom ñoo représenté ñeent fukk ak ñeent pour cent 44% de l'ensemble des espèces de poissons identifiées dans la zone sénégalaise donc pour mu gën kaa rafetal mu ngi mel ni ñun ñu ngi les AMP ñu ngi participer à la conservation de 44% n'est-ce pas de la diversité spécifique n'est-ce pas observée au Sénégal donc loolu nga yoon xam kat lu am solo la AMP yi nga xam seen surface motul 2% de la zone économique exclusive di gérer di protéger presque plus de 40% des espèces qu'on rencontre au Sénégal donc conclusion bu ñu si tiré mooy war nañ encore gën a dooleel AMP yi jox leen seen gëdd bu ñu leen waxee fii bu fi kenn napp ngeen ngir yàlla ngeen fii kon kenn du fi napp parce que lii c'est une gestion durable pour le futur parce que actuellement yéen gis ngeen coono yi ñu jànkoonte directeur wax na ko donc il y a plusieurs facteurs am na changement climatique yi am na également la surpêche mooy yoo xam ne gaal yi bëri nañ trop ñuy napp bëri nañ trop parce que agriculture vraiment doxatul bu baax comme nu mu daan doxee donc raison de plus ngeen war see gën a jàpp gën a sensibiliser seen doom yeeg seen sët yeeg seen mag yi ne leen vraiment ñu xam ne AMP yi am nañ njëriñ ñu gën see jàpp yombalu ñu liggéey parce que souvent directeur xam naa da nga fàtte souligner mais gars yi dañu am ñoo xam ne dañu xeex ak gars yi si biir ndox mi te loolu du yoon donc buñ la waxee fii waruñu fee napp da ngay wax baal ma maa dootuma fi napp nga dem ëllëg bu fi ñëwaat
j'espère que message boobu lañu war a jàllee donc lii moo nag photographie bu ñu am en termes de biodiversité dans le réseau d'AMP donc asalaamaaleykum wa rahmatullah. ndaxte ñun ñoo regroupé Fann Point E Amitié zone B léegi nag ñun si wàllu li ñuy yëngatu te xam nga tamit waa Dakar ci affaire jën bëgg nañ ko te tamit jën comme femme bi lu mu ko waxee rek jën ku ko ñàkk fii rek ñàkk nga lu bari te sénégalais xamul dul ceebu jën waaw koo ci tegalul ceebu jën rek du kontaan léegi nag suñu mool yi ak suñu xale yi comme niñ ko mën a waxee rek ñoo mën a ak population sénégalaise bi ñoo mën a jàppale nit ñi parce que mool yi ci boppam dañ leen di tere dara ne leen fii bu leen fi napp ñoom dañuy xaar ba nit ñi dem ba mu guddi ñu daal di dem ci géej gi di fa napp buñ fa nappee nag indi jën yi tuur ko te jën yi du am benn njariñ day nekk ay jën yu ndaw yoo xamante ne population bi du leen jariñ ba pare te jën yi luñ leen waroon def bàyyi leen ba ñu màgg comme ça ñun ñëpp ñu jariñoo si parce que yéen seen liggéey dafa am solo parce que yéen rek ñun rek ngeen di defaral ndaxte ku lay aaral say gàncax ku lay aaral sa géej kooku moom da nga ko war a jox martaba jàppale ko te ñu ko war a jàppale ñun ñii waa Sénégal ñoo ko war a jàppale waaw ndaxte di ngeen di liggéey bu am solo boo xamante ne buy sottee ku ci nekk dina ci gis boppam kon nag ñun dañ leen war a jàppale. mais aussi ñu am kii de qualité produit de qualité parce que suñ ko fi tegee dañ ko fi bàyyi pendant 3 à 4 mois suñ ñëwee récolte non seulement produit bu baax la ñuy am mais produit boo xam ne aussi day rentable suñ ko jaayee mun ci am dara su leen weesoo aussi dañuy ñëw comme genre huîtres yi yoxos yi loolu aussi dañuy ñëw au lieu que ñu dem di dagg mangrove bi dañ leen di jàngal wan leen nañ lañ koy mën a sàmmee donc dañuy ut ay genre guirlande la ñuy defal donc dañuy ñëw takk ci ay xor donc au lieu que huîtres yi dem di collé wu ci kii bi ci mangrove bi ñoom suñ ñëwee déjà ci xor yooyu la ñuy ñëw récolter ko non seulement déjà ñu ngi gagné ñu ngi am produit de qualité mais aussi ñu ngi sàmmaale en même temps mangrove bi déjà loolu rek déjà day participer lu bëri ci kii parce que soo gisee léegi ñuy am ay problèmes yu bëri par rapport ak érosion bi ak yooyu parce que mangrove bi aussi mu ngi dégradé wu mais aussi nan la ñuy def aussi ba sàmmaat loolu nan la ñuy def ba mun ci jëriñu su weesoo loolu aussi ak dañ leen di jàngal ay produits de transformation comme li ngeen di def nii déjà AMP sànq colonel wax na leen ko ci biir géej gi la mais aussi am na partie yoo xam ne nii ci jéeri ji la donc foofu dañ fay am ay ditaax dañ fay am ay sump dañ fay am produit yu bëri nan lañ leen di jàngale ba ñu transformer ko loolu aussi dañuy dem transformer crevette yëpp ñu transformer ñëw indi jaayaat mais loolu aussi dañ leen di wax nan la ñuy def ba mu xam ne da nga koy indi tey mais da nga ci mën a non seulement nga bénéficier wu tey mais aussi pour les générations futures du loo xam ne rek da ngay dem jëli ko tey defar tey mu jeex tey mais dañ lay woon nan nga koy sàmmee nan nga koy defaree ba mu gën a baax mais aussi nan ngay fekk ba sa sët ay sa sëtaat yëpp ñëw fekk ko fi loolu aussi lu ñuy boole ci kiiwu valorisation parce que nag nit ki aussi boo bëggee mu sàmm dara il faudrait que mu mun a am dara lu mu bàyyi këram parce que bu noo ñëw rek naan non damay sàmm déedéet mais aussi parce que kër ga aussi il faut nga yóbbu fa dara donc il faut nga won ko nan yan mooy méthode yi nga xam ne nii su ko utiliser non seulement moom dina ci gis boppam non seulement dina sawar ci sàmm bi mais aussi nan lay def ba vraiment moom déjà dina ko fi fekk mais aussi dina ko fi bàyyil ñeneen ñii di ñëwaat donc si activité yu bëri la ñuy liggéey au niveau de aire marine protégée soo waxee nag souvent ñenn ñi dañ naan boo nee AMP rek ñu ni non fii de foo xam ne ni dañ fiy tere déedéet ak xeetu tere je pense que colonel sànq ñëwaat na ci bu baax yan lan fay tere li nga xam ne nii day yàq mais lépp loo xam ne nii day defar rek déjà ñun ñu ngi ci biir donc activité yu bëri mu tey mënoon nañ leen peut-être dérouler di ci suba ba ngoon yan activité la ñuy dem parce que boo demee côté Kayar jigéen ñi ñu ngi transformer jën bi mais ñoom dañu def ay règlement donc nit ñi suñu nappee par exemple jën yu sew ñoom duñ ko jënd donc kii pêcheurs yi bu ñu demee àll ba bu ñu demee géej gi suñuy dem suñuy napp dañuy xool bu baax lu ñuy napp parce que suñu indee yenn produit yi kenn du ko jënd te femme transformation ñooy jënd parce que benn jour maa ngi discuter ak ñoom ñu ni fii de léegi bu njëkk bi doo mën a dox ci plage bi ndax dañuy ñëw napp ñëw du jar après ñu sànni mais comme xam nañ léegi bu ñu ko demee nappi ko bu ñu ñëwee kenn du jënd ñii di transformer ñii di def ay keccax ay géej ay yooyu
ñoom aussi dañuy bokk ci comité de gestion AMP bi donc ñoom tam jigéen ñi dañ ciy liggéey lu bëree donc loolu aussi daf ñuy dimbali parce que dañuy permettre que ñoom déjà non seulement am na surveillance mais ñoom aussi dañuy surveiller parce que soo si indee sa gaal indi ay yuus ñun duñ jënd yuus déjà duñu jënd mais dinañ la boole ji donc soo demaatee suba booy napp di nga xool bu baax li ngay napp nga dem côté Joal la même chose nga dem côté Sangomar la même chose côté Abéné donc daal buñ la ko jëlelee peut-être xeetu baax yi ñuy wax boog donc lu bëri dañ koy def au niveau des AMP ñun daal suñu soxla mooy nañ lañ def ba aar géej gi nañ la ñuy def ba aar que ça soit liy jóge ci géej coquillage beeg en tout cas daal loo xam ne nii lépp ci àll bi lay jóge wala si nga xam ne ci géej gi lay jóge nan la ñuy fexe ba ñun déjà ñu ngi fi déjà mais suñu sëtaat yi képp ku ñëw fekk ko fi loolu rek mooy njëriñu AMP pour ne pas peut-être gën a développer xëy na. taayu jigéen ña fa ne daal di mànkoo ne fii nii sart yu ñuy taxawal pour li ñuy jëlee ci géej gi mën nañ ñoŋ sart yooyu il faut ku nekk respecté te ñoom dañ koy respecté bu ñu waxee ne fii maanaam bërëb bi dañ koy tëj weeru sàngam ba weeru sàngam kenn du fa dem benn jigéen du fa dem léegi bu demee nag ba ñu yaakaar ne la fa nekk màgg na waaw dana jur xaalis parce que bu ndaw boo ko jaayee doo am dara bu fekkente ne li leen scientifique yi di wax xam nga sànq docteur Diankha mi ngi wax dañuy liggéey ak université yi ñooñu ñoo ànd ak ñun ba xayma ni xeetu jën wala xeetu coquillage boo gis rek am na période boo xam ne bu ko defee mën nga koo jëfandikoo mu gën la amal njariñ te période boobu bu jotee ñoom jigéen ñi dañuy dajaloo at léegi ne dañuy ubbi paasu sàngam ñoom ñëpp ñu dem fa te bu ñuy dem aussi matériel bu ñuy utiliser maanaam kii wax na ko am na siwo yoo xam ne ñoom ñoo ko expérimenté foofu ak waa université dañ ci def ay bën-bën boo xam dafa yaatu bu ci tegu bu ci yem et cetera bu ñu ñëwee dañuy naan pañe nangam la ñuy jël ñëpp jël ko am na pañe bu ñuy wax pañe jirnda yaakaar naa jirnda benn village bu nekk biir Île du Saloum donc pañe boobu ku ne xam na ko donc dafa am bën-bën yi nu ñu yaatoo ñëpp lu mel noonu la ñuy def léegi ku ne loolu la yor donc boo tibbee ci suuf si nii boo yëngalee yu ndaw yëpp dañuy desaat foofu donc yu mag yi rek ngay jël donc noonu la ñuy exploiter ce qui veut dire que dinañ toog 6 mois waaye bu ñu récolter benn yoon rek daañu gagné loo xam ne peut-être bu ñu doon dem tous les jours at mi duñ ko am donc ñu def ko aussi ci wàllu fruits forestiers yi maanaam meññeef yi nga xam ne ci àll bi lay jóge am na ci zone yoo xam ni dañu naan bu ñoree ñëpp demandoo bu ñorul bu kenn laal ñi ma woo jël foofu benn di tax di ko génnee ndax xale bu ndaw sax bu dajee yow bu demee dina ko wax te bu boobaa yow da nga fay loo xam ni la nga fa jëlee du ko jariñ prix yi sax dañ koy manko naan fi mu nekk ni pañe di tax nangam lay jar ñëpp moom la ñuy appliqué doo ñëw ci kii naan ko jaay ma 1000 francs que ñu 1500 déedéet bu ñu ne 6000 la boo demee seeti faatu loolu la lay jaay nga dem ci daba loolu la lay jaay donc amul ay parloog yooyu te loolu da leen jural koom goo xam ni moo ëpp solo jëkkante biñ daan def lem bi noonu ak yeneen gàncax yëpp noonu la ba ci périmètre maraîcher li ngeen di jaay ni ñoom dañ koy def léegi noppal na leen ndax am te ñoo xam ni góor ñi talu ñoo joxe dépense góor ñi buñ jëlee rek puus nañ gaal yi dem géej xanaa boo ñëwee sànni jën yi noonu xamoo ceeb fa mu jóge xamoo la ñuy teg ci ceeb ba lu fa mu jóge voilà donc loolu moo nekk suñu liggéey en tout cas yemuñu ci géej gi rek dañuy waxtaan ak askan wi te surtout nag jigéen ñi vraiment ci lépp li ñuy def moom groupement jigéen ñi association femmes yi voilà gis ngeen pañe jën pourtant ay panneau plastique rek la mais dafa am diamètre boo xam ni moom la ñuy voilà gis ngeen ba gën a rëy voilà waaw mais ña koy def nag duñu ay gone rek maire yu màggati sax ñooy jiite mbir ma waaw ba ca gone yu ndaw ya waaw. jërëjëf directeur je pense que dañoo waxoon ni waxtu rek na ñuy toll. nekk si tool yi béy génne ñu gutal nu lii unité de transformation ñu nekk si mais bu ñu nee forêt classée de Mbao am na géej mais communication bi demu fa ñu yaakaar ne pour communication bi gën a jàll il faut que ñu contacter leader yi wala maire yi personne ressource yooyu bu ko defee communication bi dina dugge si anam boobu ndax Mbao nekkoon na dëkk boo xam ne dans les temps bi ma gënee nekk xale dañ daan gis jën yi daf daan bari
mais moment bii nu nekk amatul jën kon te xalaat naa ne lii suñu demee waxtaane ko ak maire bi lii dina leen amal avantage wasalaam. tout récemment bi ñu demee plage u baie de Hann dañ fa fekk ay jën yu ndaw a ndaw yoo xamante nii keroog man dama am lu ma métti ndax leer na ni ki ko jàpp amalu ko benn njëriñ mu ñëw sotti ko foofu bu ko fa autorités yi fekkoon danañ ko jàpp danañ ko teg ci yoon mais ña fekkee ba muy def loolu tamit buñ ko boole woon danañ ko teg ci yoon nañu bàyyi nëppal bi ndax tey liggéeyu ñii pour mu mën a feeñ mën a egg ci fenn fi ñun ci sunu bopp ñun ñuy nekk sur le terrain ñun ñoo leen di jàppale mais bu fekkente ni diw def na nangam mën nëbbu ko bu ëllëgee keneen def lu gën a pire loolu parce que loolu dafa dem ba dafa law ci sunu njaboot soo gisee nit muy def lu bon sax nga ni non sama dëkkandoo la amul solo garaawul te loolu ngay wax garaawul conséquences yi après yéen a koy bokkandoo si biir bi loi bi teree mbuus yi pour ñu interdire mbuus yi mais ñoom ñu ngi ciy bay seen waar mais population bi tamit ñoo war a xam ni bu état bi teree mbuus c'est parce que dafa am ay danger yu ci nekk mais yow mi nga xamante ni yow yaay dem ñu di la ko jox bu ko jëlati boo ko jëlul rek usine bi léegi mu sàkk pexe kon ñii bu ñu nekkee di liggéey ñu gis leen wala ñu ñàkk leen a gis na mel ne chaque jour ñoom ñi ngi ci sunu wet parce que chaque jour ñi ngi joxe ay numéro vert ku ci gis kuy def naka sudul noonu na nga woote ci numéro sàngam doo fay dara kenn du xam ni sax yow yaa woote ñoom li leen war dinañ ko def parce que nag ñoom mënuñu nekk fépp mais ñun ñii war nañu mën a nekk ci seen place mais bu fekkente ni gisuñu leen ñu def lu ñu neex buñ leen gisee toog normal réew mi du dem fenn te mag ñi ñi ngi wax ne fii ak juróom fukki at Serigne Sall fii ak juróom fukki at maanaam liy nekk ci wàllum plastique ci biir géej gi day bari ba nga xamante ni mooy ëpp ay jën ci biir donc loolu pour ñu mën cee mucc mooy jàppale leen ci liggéey bi ñuy def aar sunu géej gi comme ni ko Mauritanie di defee yeneen dëkk yi di ko def mën nañ ko mais saa bu ñu jógee def li ñu war a def bu guddee ñenn ñi jaar fi ñu war a jaar def naka sudul noonu loolu nag tant que ñu ngi koy dund yaakaar naa ne ñun sunu wàllu wéy na ba pare mais sunuy doom ëllëg ñoo nar a am sérieux problème te ñun dañ doon faral di wax naan sunu papa yi dañ doon nelaw bi ñu fi nekkee liggéeyuñu ñoo tax ñun mënuñoo am kër waaye ñun it bu ñu sàgganee sunuy doom dinañ ñu joxoñ baaraamu tuuma ne ñun ñoo yàq environnement bi ñun ñoo waral ba tey jii bépp xeetu pollution bu am rek ci ñun lañ koy jiiñ kon loolu dama ni woon rek naa ko ci yokk ndax àdduna waaw gis nga nit ñi des fois da ngay gis génn ñu def naka sudul noonu mais bu ñu gisee homme de tenue dootu ñu def noonu kon nag da ngay jemale sa bopp homme de tenue bi wala mu nekk feek mu ñàkk fee nekk li ma dul def ci kanamam bu ma ko gisul du ma ko def donc loolu buñ ko dëkkee yaakaar naa ne fi ñu bëgg Sénégal yegg fa dana fa yegg ndax bu njëkk bi may gën a doon xale sama yaay bu mësaan a jóge marché day indi ay nenu jën yu ngande waaw te fi mu nekk nii boo ma tegaloon coof xaw ma luy coof yabooy laa xam ak ton moo tax ndoxum si may bëgg a rey kon nag nañ dimbali ñii merci